salaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ni ngeen ñu toppee ci émission mag bi di Samp Ndënd nag tey doxantu bay fii ci gàmm gën seet si mën naa ni Baye Fall bi koo xam ne yaakaar naa ni kenn doot ko présenté ci làmb muy Mama Lamine kenn ku ne xam ni mel bokk na ci mbër yi gën a yaru ba pare am ak ñëpp jàmm nag macha allah tey Samp Ndënd seet si ko waxtaan ak moom ndax li may wax rek Samp Ndënd moom bu gaa jaaree nii mu jaar ne ci beneen facette lay génn tey nag ñu war a def ak moom waxtaan ci li nga xam ne ci la nekkoon combat bu mu lekkoon avance digganteem ak Garga 2 combat bi yàgg na demoon nañ ba jàpp ko ay jafe-jafe am ci blessure bi jóge ci côté Mama Lamine loolu lépp tey dinañ ci waxtaan war a waxtaan ci lu bari tey ci li nga xam ne naatangoom Siteu gis ngeen combat bi mu jóge moom tam ñu war cee wax xuus tam ci digganteem Fodé tey daal maa ngi moom la tey fii ci jàmm ga Mama maa ngi lay siyaar. waaw Fadel maa ngi lay siyaar di la delloo siyaar bu baax a baax. mbaam nga jox sa wàccuwaay. mbaam nga jàmm. waaw maa ngi sant Serigne Touba bu baax. dafa mel ni yeewoo góode baat bi yow xanaa naan ko café. waaw damaa yeewu nag. wala maa la yee yaa ma përëx ba ma yegg si. maa la yee quoi naan ko café daal am naa temps wu ndékki. waaw dama ndékki pare rek ñëw toog fii. li may tàmbalee mooy shot bi nga sol Fodé dafa mel ni Fodé saa su ne moom du gaaw a génn ci seen i xel. que ngeen am combat ngeen ñàkk am combat saa su ne Fodé mi ngi ci seen biir parce que combat amul mais gis naa ba tey yaa ngi t-shirt Fodé bi seen diggante Fodé. effectivement c'est normal sax. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi. di gërëm suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ si Abdourahmane Mbacke. di ñaan yàlla bàyyi ko fi mu yàgg si loolu tànn ak wér. amiin di ñaanal Baye Sidi Mbacke. borom jàmm gën borom Sikaab Mbaaw. di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram mu yàgg fi loolu tànn ak wér. amiin waay di nuyu Baye Karim Mbacke Fall lu baax a baax a baax. di nuyu taawam Soxna May ak Baye Mourine May. waaw di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp. di nuyu waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. voilà Fadel boo ma nee Fodé nag wax dëgg yàlla Fodé kenn mënu wax ci moom ndax jëmm la joo xamante ni tey ku taxaw wax la ci moom rek am na lu mu desal. Fodé pour man missionnaire la Fodé yàlla da ko fi andi pour mu missionné li muy mission Fodé daal kenn mënu la wax Fodé. benn jëmm la boo xamante ni jëmm bu yéeme. wallaahi jëmm bu yéeme la. waaw ci jëfinam ci waxinam ci léppam. waaw Fodé li mu wax bàyyi ko fi sax dafa mel ni tey la ko wax. parce que maam Serap Fall. ndeysaan maanaam kàddu yu mujjee wax. dafa mel ni comme tey la ko wax tey. mel ni lu mu gisoon la quoi mel ni lu mu gisoon la. parce que li ñu jaaxal mooy ni mu meloon ci yéen. ñaam ñàkk ngeen ku ne. parce que àdduna moom ku fi dund lu bari ñàkk lu bari. dëgg la mais danoo gis ba tey rek saa su ne rek dafay mel ne mi ngi ci seen biir ci bis bi ngeen di am ci bu ngeen amul bis lépp dañ koy sentir ni. Fodé peut-être dem na ni mais ba tey mi ngi ci seen biir loolu muy def ci non jugewu fi ndax tey ji koo ci xool sa morom rek di nga ko xoolee comme Fodé. ñun ñëpp yàlla moo ñu sàkk. ñun ñëpp yàlla moo ñu boole ñuy ànd. mais ñun suñu ànd dafa triste booy xool. Fodé dafa teel a ñàkk waajuram bu góor. Siteu dafa teel a ñàkk waajuram bu góor. Abu Ndiaasi noonu. Abdou Seck noonu. man noonu. ndeysaan parce que man yéen ñëpp ay bàyyoo ngeen. wallaahi. mais loolu doy na waar ah. ñu deseeg suñuy yaay kese. comprendre nga. léegi nag yéene bu ñu am mooy fexe la ñuy def ba réussir ci loolu. léegi tey buñ doy 10 kenn wàññeeku ci kon dina doon lu doy waar. comprendre kon tey kooku li mu fi jógee. ñu naan jóge na fi man jàpp ma ni sax jóge woo fi. parce que chaque jour bu ñu gisee buñ tourné gis Seck dinañ mel ni gis nañ Fodé Abou Ndiassé noonu keneen ak keneen. mu dund ak nit ku nekk nag. loo xam ne yow boo ko nettalee da nga naan Fodé yow la gën a bëgg. ndeysaan barke maam Serap Fall. yàlla na ko yàlla xaare àjjana. yàlla na suufu Daaru Salaam oyof ci kawam. nit ku baax la nit ku bëgg Siteu ku bëgg Mama Lamine ku bëgg Abou Seck ak ñi muy wax cëpp ba ci nga xam ne moom mooy Abou Ndiassé ñu ngi ñaan daal fa mu jëm gën a ko fi mu jóge benn entre parenthèse bu nu ubbi woon la rek pour ñaanal ko parce que saa bu mu fi tàbbee rek suñu xel dafay dem ci moom. ci ni mu daan jëlee bisi ni mu daan engagé woo nekk nit ku am détermination. nit koo xam ne ndam jaraloon na ko lu ne ci loo xam ne mais nag ci lu leer ci lu sell ci bëgg défendre couleur jàmm gën rawatina Siteu ñu ngi ñaan fa mu jëm fi mu jógee nga jóge ci nga ne ci contrat ma laay wax sax yow yaa ngi ci contrat sa diggante ak waa Equivox contrat fan la toll contrat bi jeex na depuis le 11 lu ko jeexal waaw parce que promoteur bi ko organisé ñu préparé dañ ñoo daf ma woos dañ doon laam ndax dinañ bëre duñ bëre mu ne le 11 di ngeen bëre le 11 boobu ñëw na ba léegi dégguma ko ma jàpp ni contrat bu jeex la te man tamit dama nekk ci yoon
bëgg a bëree comme samay morom. am na loo xamante ni du ma nangu kenn ku ma ko teg ko. voilà. mais Mama est-ce que loolu jeexal na contrat c'est parce que contrat boo xam ne dañ koo xaatimoon bien fa nekk di déggoo ko mais jotoon nga avance te jàppoon nañ combat bi blessure bi ci yow la jóge woon. effectivement. est-ce que blessure bi jógee ci yow woo nga promoteur bi rendre ko compte. léegi dafa am lu jiitu loolu. lu ko jiitu lan la. mooy combat bi mu taxawee dañ ma jox jot date première date ñuy wax le 30 mai mooy préparer combat bi ñu ne date boobu amul ñu nekkaat ci ñu joxaat ma le 9 may préparer le 9 di préparer le 9 fii ñu ne ma le 9 fii il faut ñu annuler ko parce que mercredi lay tombeel làmbkat yi nee nañ dañ ko def samedi wala dimanche affaire yooyu. boobu maa ngi ci àll bi. jël sama xaalis yëpp def comprendre léegi kan moo may fay loolu. kenn du ma ko fay wallaahi. man de duma la ko jox. voilà léegi nag promoteur bi woo ma ne ma dañ bëgg a def làmb ci le 19 parce que ak lu làmb yeeg Aziz Ndiaye ñëpp woonal ma ne ko nag wax dëgg yàlla man dox ma ci loolu man daal contrat bi ma signé ak yow bu dee le 9 la ñuy bëre nañ ko teel a waajal te man maa ngi nii ci àll bi di jël sama xaalis di ko def ci làmb ci kon lu mënti am balaa ngay def dara wala kenn di la wax ngay def bul dugg ci loolu comprendre mu ne ma nag bu fekkee daa am loo ci def ñu dinañ njëkkati teg ko sa loxo ma ne ko ok moom it bi muy wax loolu dafa am lu mu yaakaaroon surtout ñuy préparé le 19 di ko préparé ba mu des ay fan ma war a def open press ma am blessure su tànk. foofu sax laay duggaate ñu bari ne Mama Lamine parewul moo tax police bi moo ko créé moo gaañ am na sax ñu ne moo jël weñ dóor ko ci bopp dóor ko ci tànk bi. non man gaañu moom sax sama deret gi dara génnul aw ma xoos-xoos dama def faux pas dama am déchirure mooy comme maanaam dama doon def entraînement rek gaañu si biir entraînement bi di ko sox pendant 3 mois. di ko sox pendant 3 mois. nit ñi d'accord ci loolu de nee neen Mama Lamine moo gaañ boppam parce que combat bi dafa diis ci moom parce que gis na Garga 2 ak ni mu mel mu daal di. non man bàyyi ma la yow dara diisul sama bët. man dara rëyul sama bët waaye dara feesul sama bët. man bu ma yaakaaroon ni su ma bëree Garga 2 du ma ko daan barke maam Serap Fall du ma jël avance am. te ne man ñëpp laa ñeme ragaluma kenn. d'accord mais est-ce que amul ragal ci sa côté Garga. non bu ma nekkee ragal laa la ma bàyyi bëre pour lan may doon ragal. parce que ñu bari dégg nañ sax moom benn du ci yee du ci yàbbi en tout cas promoteur bi lay déglu amoon déception nag parce que neen li mu gëmoon mooy mu ñëw nga jàpp la daan la. waaw effectivement man maa ngi nii bi ma paree taxaw pour bëreeg moom le 11 bi moom parewul parce que dana promoteur bi bu ko doolewul xaalis du bëri. mais yow parewul nga tey pour fekkee promoteur bi même bu la doolewul nga bëri. Garga 2 par force man lay bëreel man moom laay bëreel parce que xam lu tax li nga wax nii rek jar na tax ma ne dinaa bëri Garga 2 mooy dakaa daw. benn. ñaar bi mooy da koo ragal. ñett bi mooy Garga 2 ëpp doole. loolu rek mooy tax may bëre. maa wax loolu ñenn ci supporters yoo ko wax ñoo ni Mama Lamine dafa daw combat bi. effectivement loolu la ñu wax garaawul anyway xam nga fii moom lu neex waaye man xam naa ne doo ragal. mais barka maam Serap Fall loolu mooy tax muy bëre Garga 2. dañuy écho ci biiti nit ñi ñoo gisee combat Mama Lamine Garga 2 bi yàqu kenn ku nekk dañuy déglu sa réaction ñii leen ñuy wax li ñuy wax li mais amul ñoo xam dañ leen dégg ñu ne non Mama Lamine dafa daw combat bi ñu am na ñoo xam ñu ne Mama Lamine gaañuwul boo demee mi ngi jàpp njaaburam dina lekk ay ginaaram. ba tey ni ñu ko waxee rek noonu la mais man moom kenn jaralu ma fen man yàlla rek laa. te man ni ma la xamee xam ne yow gaynde gi ne ci yow ak ni nga nekkee tarkin. yàlla rek laa ragaluma doomu aadama lu ma mënul nëbb suñu borom du ma nëbb nit. temps boobu ñu weesu nañ ko mais bi ñu demee ba jàppaat date bi le 21 août. xam nga la moo fi jëlee pandémie bi. waaw. comprendre si. ñu dem ba saison bi ubbee bi ñu woowee promoteur bi ne ko kaay jël date bi mu jëlee date le 11 mais li ma ci jaaxal mooy date bi kenn régularisé. kon date boobu baaxul. ok. mais da leen war ne leen jàpp naa date sangam. fi muy jàppaat date waxul da leen di dolli waxul dara. waxuñu dara mënu man la ma dese mën na ko man soxla ma loo may jox ñun nañ bëree rek mu ne ok yow féete nga boor kon jàppoon ni le 11 di nga bëri ñu jëlaat suñu xaalis defaat ci di préparer après fii lañ ci toll. lan nga décidé léegi parce que yow yaa ngi jàpp ne sa contrat ak promoteur bi jeex na lan nga décidé léegi yow da lay joxaat avance nga bëre wala yow yaa pare ko ci combat boobu. man wax pare ma ci Garga 2 de maa ngi Garga 2 ba léegi mais dama ne la promoteur bi moom man ak moom contrat bi ñu lié woon jeex na keneen ku bëgg sama combat man ak Garga 2 boo ñëwee pare pour tëgg pare na pour bëri la moom aussi yaa ngi dégg su parewee pour tëgg combat bi pare nañ pour bëreel ko. tëgg combat bi mooy joxaat la beneen avance. bien sûr. ci mbëri man xam naa ne est-ce que duma mujj nekk mbër sax parce que léegi boo jëlee avance
toog benn temps bi loolu dañ ne dañ lay joxaat avance léegi yow pour nga bëriwaat ak promoteur boobu foo mu joxaat la benn avance. bu ko deful. doo ko dara doo ko sëggal. sëggal pour. est-ce que promoteur bi avance bi ma jox dama ko multiplier. di def muy yàqu di def muy yàqu. ñun le 11 bi wallahi dañoo yaakaaroon ci àdduna dañuy bëri. mais avance la woon bu dëgër wala dogal njëg la woon. non man jox na ma avance ba mat sëkk xëy na peut-être Garga 2 sax la dogal njëg. parce que ñoom ñoo far seen biir la. non boo waxee loolu day mel ni promoteur. non effectivement. parce que yow nga jox la avance deseel la avance. accepté woo loolu accepté ko dem ba période ñu war a bëre nga ne promoteur bu ko dolli avance am. non bu ñu faroon Garga 2 du ko wax ba mu dolli duñ bëre loolu moom d'accord ma. wallaahi non bu ñu faroon da ka daan koy ñoo mën a def te xel ma am maama la bi ndeg bëree ku farag nit noonu ngay def mais far amul foofu yaakaaruma loolu. xanaa kay non xam nga ñoom ñaar ñoo far laax ñoo bokk koñ. ay gaañ lan quoi. waaw mais promoteur man sax sama gaañ la ñun ñëpp ay gaañ lañ ñun ñëpp on est ensemble quoi mais moom comme maanaam li mu ko mënal li ko Garga 2 man mënalu ma ko man bu ma joxee avance dama may jox avance bu mat sëkk Garga 2 nag mën nañ ko jox desel ko parce que ñoom seen biir la quoi ñoo xam ni ñu koy gérer. mais maama xam nga ni combat boobu nit ñee ko bëgg. parce que combat boobu dafa am coow te dafa am lu bari lu ngeen ci war a wane yéen. Fadel wallaahi combat boobu lu ci nit di xalaat wala lu ci nit di wax man maa la ko gën a xam kooku maa ngi moom bëre bu keeg mbaam la yàgg dinañ daje te buñ dajee dinaa ko wan. bu ngeen dajee. la ma daan def ay moromam lu ko raw laa koy def. bërki dem gisaat nga ko ci bisu Siteu bi. yaakaaruma ni sax moo andi Papa Sow bàyyi ma ko xel sax. man de bu ma gisee damaa tuddaat yàlla sax daal ne waa Garga 2 ndeke moom yàlla man damaa mujj tiit sax bu ma gisee dama ne waa mais man Garga 2 moom xanaa ay 12 ginaar lay lekk di ko ndekkee wala lan la bu ma gisaatee rek man damaa tiit man bu gisaatee dama ne man combat bi yàlla na gaaw jeex ci jàmm man damaa yàkkamti combat bi taxaw ba mu leer. après li nga waxaatee nii peut-être promoteur bi nga lay déglu ñu ngi ñaan daal yàlla gën koo may ay xéwal mais waxtaan leen parce que fexe leen a sauver combat boobu ngir amateur yi nga xam ne ñoo ko bëgg donte da leen di dollil sax mu am lu mu leen dollil ngeen waxtaan pour combat parce que combat bi moomatoo leen ko amateur yee ko moom kenn ku ne nee nag combat Garga 2 Mama Lamine combat bu war a leer la nit ñi di ko xaar. Fadel est-ce que amateurs yi ñun xam na li mbër di daj. xam nañ ko kay ndax ñooy dagg bi di leen fekk ëppal presse yeeg fépp ñu leen fay fekk parce que dem ci làmb ji amateur a perte kon xam na li mbër di daj. amateur perte. waaw loolu dinaa ñëw sax xam nga ni foofu naa. mbër yi ñoo perte non mbër yi perte na parce que mbër yi lu tax perte gunu mooy mbër yi def nañ seen sarax lépp bëri rek lañ defut mais amateur bi dagg tikkeem doon xaar combat bu yegg. waaw léegi mbër mi jël plus de centaine de millions dugal ko ci combat bi bëriwul joxuñu ko réel gaam kooku nu mu def. non loolu dinañ ci dugg après. dégg naa sa xarit bi ma nga yuuxu rek di wax. maanaam lu ma bëgg gars yi chaque jour en fait ñu bàyyi xel mbër lu garaaw la. lu leer laa lay wax. mbër lu garaaw la. non mbër doonul mënoo koo xam. non mbër lu garaaw la moom ndox ju yàqu la. kon ku ne xam ne li mbër di daj. boo ko fayee 10 millions. maanaam mbër boo lekkee ñaar fukkam te mayu la ko billaay boo deewee di nga ko lekk. loolu xam naa ko ndax. barka maam seen ndax boo ñu fekkee fee la ñuy daj. non man li tax ma gëm loolu mooy man keroog damaa dem benn salle inscrire ni damay entraîner. ma ne ko heure ñaata la mu ne ma heure 200 la. ma jox ko 1000 francs ne ko 5 heures de temps def ma fa 10 minutes ne ko jëlali des ma may naa la ko. parce que du sa domaine. du sa liggéey xam nga 1000 francs laa ko jox ne ko 5 heures de temps heure 200 pour man mën naa ko def ma ne garaawul quoi mais def ma fa 6 minutes ne ko ñaataa des mu ne ma dese nga fi 4 heures de temps ak ay quelques minutes ma ne ko may naa la lépp man daal ba jéem a raam ba yegg sa bëgg kon lim ne mbër li muy daj man xam naa ko parce que poids neexul kenn rawatina diini sans compter mystique bi. loolu moom après dinañ ci dikkaat mais tey lan mooy sa position ci sa diggante yaa ngi xaar promoteur bi tey mu waat la waxtaan ak yow pour am lu la dolli ngeen bëri. wala avancé ngay xaar. promoteur bi man amatuma lu may wax moom xamul lu tax. ki tëgg combat bi ki woo ñu waxaalee man sax kooku mënatuma ko dégg. wallahi ça fait 4 mois ma koy woo du jël du def dara. te mi ngi ci dëkk bi. te mu ngi ci dëkk bi en fait. loolu la ma wax damaa gàddaay. maa la day taale. te combat joxe xaalis moom moo lay delloo avance bi. voilà léegi keneen ki nga xamante ni Aline Badara Diouf. mooy seen directeur bi kii xam ne mooy. wax seen communication waaw. moo ma woo ne ma dama bëgg nga génne ci sekk sa combat bi nga wax ak man ma ne ko ok maa ngi lay déglu mu ne ma le 11 di nga bëri amuñoo ak yow benn succès mooy maanaam deseluñ la dara deseloo ñu dara bëri rek nga ñu desel. ma ne ko bu amee le 11 dinaa sant dinaa gërëm te ñaan yàlla bu ma dajee ci yéen ci làmb. lu tax. parce que tardement bi ma am yëpp. maama tardé la woon parce que. maama non déglu ma rek ma Covid bi la Fadel dafa ndànk Covid bi def na 2 ans si suñ kaw
comprendre génn nañ ci Covid bi Covid bi génnee ñaata làmb moo am. waaw peut-être boobu Covid bi di jeex daa jekkul woon. waaw dama ni boobu ba léegi ñaata làmb ñoo am. mais bu man Covid bi ñuy jàppal si dat ay ñoom. mais am ma seen ak ñooñu boobu lañ ma jàppal dat. mais bos si moo jiitu sa bos. waaw ma ni bi ñu koy jàppal dat boobu lañ ma jàppal dat. mais xam nga dégg si Abu Ndiaye mi nga xamante ni sax maa ko njëkk a am combat moom bëre na sax bay utaat beneen te man mën a ko am bëri. lan nga xalaat promoteur bi dafa yorul xaalis wala lan la. waaw mais loolu la yorul yaa ko wax sax. yorul xaalis dama lay laaj ba mu dugg. non mais ku yorul du tëgg. ki joxe avance am ki joxe avance amoo loo ko motalee. reliquat mënoo ko yóbbu CNG kooku te parewul pour tëgg. non pare na pour tëgg. xam wallaay parewul pour tëgg. non non parce que boo paree pour tëgg am na yoo xam ne yëpp doo xaar. peut-être dafay def ay démarches sponsor ak yooyu mën na ci am tam. parce que tam làmb bi rek mënu ko. non làmb mënoo xëy bëre tëgg rek sponsor wuy si la. peut-être ci démarches yi la nekk rek. waaw mais démarche depuis ba kañ ba kañ. yow léeg-léeg yow suñu journée bu ñu yàq xam nga la lañ ko yàqee. sponsor nee nañ dañuy xaar sponsor le 9 boobu yóbbu ko le 19 sponsor bu ñu doon xaar joxu leen lu dul 500000. foo déggee loolu yow. waaye ñun ci dëkk bi lañ dëkk. 500000 xanaa ti seet ak la ci mën a defar 500000 loolu daa mën dara. loolu da mën na dara li mu mën bariwul ci làmb. waaw maanaam man ba ma ko joxee sax mënulu ma dara waxatuma laa nga jox ko promoteur bi dëgg combat fay ci ay millions. yow léegi li ñu la joxoon lépp ci wàllu avance lépp da nga ko def ci sa mystique. avance bi ma ko joxee loolu période tabaski la xaw ma. parce que maam Serap Fall lépp ay xar laa ko jëndee. da nga doon jaay lan may maye comme ñëpp nga naan lan. ñuy citoyen bokk ci dëkk bi bokk ci dëkk bu gën a pauvre ci dëkk yi. ci leen dëkk ñun ñëpp. parce que maam Serap Fall. ñun ñëpp ci leen dëkk yi ñun ñëpp a yem. non maanaam dama lay expliquer quoi ñun ñëpp a yem quoi. comprendre yow loo am jàppal ni sa morom amu ko fii. mais yow ci li nga am ci nga mën a xaaj. esprit partage quoi. waaw esprit partage. di joxe quoi. voilà loolu lañ toll. amuñu nag mënuñu mais li ñu ci yàlla jot a jox ñu di ko yoon ñi ñuy yaakaar ko si ñun loolu dañ koy mujj bokk ak ñoom. loolu c'est bien boobu ñu ngi ñaan yàlla gën a yokk say xéewal. ba nga loo def bu déwénee nga def lu ko raw. mais man dégguma loolu dama dégg Mama Lamine li ñu ko jox lépp da koo def ci ay butéel. dem Gambie fële mu dugg fa dugg ay gaal lu ne mu def ko. ay butéel sangoo ko toog nag. man ci ndox mi laa dëkk rek. ci ndox mi nga dëkk mi da ngaa dugg ci àll bi gaal xaalis boobu da nga koo jënd ay butéel. non yow li nga war a wax sax wax yow mën nga bàyyi xel rek ki dem ba dëkk suñu dëkk ñun ñëw fa rey fa ay nagam. ku def loolu. xanaa mbër bi ñu war a. mbër bi ngay dajal. waaw ñëw ba suñu dëkk moom. sa biir dëkk sama dëkk waa rey fa ay nag di ko saraxe foofu. tam xarit la woon xanaa da doon may ay ndawal. préparé combat bi la doon préparé rek. mais sa foofu la waroon yóbbu sarax yi. xëy na peut-être dañ na ko demal dëkk boobu dëkk ñoom Mama Lamine boo ko demee. mais yaa ngi wax lu garaaw de ñoom jël nañ sarax yi. waaye dëkk bi dañ koy jël lekk ko nga dégg moo tax sa waratoo ci combat bi. non yow sa waay man loolu bu ko bàyyee xel man sama yaay daf bàyyi man du ma kii de. bàyyi nga loolu xel kay. parce que moom mbëri yooyu de ki jóge fii dem ba sa dëkk ray fay nag saraxe ko. man rek maa ñemee taxaw ci làmb ne mun naa jël ngemb kese perkaal bu weex tàll parce que maam Serap Fall li ma lay wax nii bàyyi xel bu baax takk ko sama ngemb du ma takk benn téere dem ba stade seetoo koo kireen jàpp mbër bu bëreel du ma ko daan. foo teg loolu. xam nga lu tax. xam nga lan moo tax man Ousseynou laa tudd. sama seex tudd bul joxe sa tur bi balaa ñu ñu laa jaar man seexu yàlla laa am seexu yàlla. ñëpp xam na ne seex nga. voilà léegi nag seexu yàlla boobu laa lay firndeel que ni man kon aw ma leen lu may tiit comprendre aw ma lu may tiit sama laay tekki verre sax ndax yaa ngi wax ju rëy. non laa xool bu baax wallaahi aw ma lu may tiit man fi ma jógee moo gën a xët affaire u làmb. foo jógee. non loolu lu ñu mën a toog fii la waxee fi ma jógee. Fadel fii ku ne xam nga fi nga jógee. man de xaw ma foo jógee. man damay doomu Siin Saalum di doomu Kajoor ak Bawol. loolu mooy boo demee ba Fisel Mbaadaan boo wàccee sama yaay nga fa nga dugg ba Mbaadaan boo fa demee sama papa nga fa. loolu moo tax nga bëgg a am fitu takk perkaal parce que ñëw ci làmb ji bëri. ba pare doon doomu yàlla seexu yàlla yi loolu foo koy dindi. baax na loolu lépp bu taxee nga takk perkaal kasi dem ci làmb ji waxuma bëri si waaye dinañ la jàpp la fàtte léegi ñëw arène nationale Iba Mar ngay dem. non mais lu leer laa lay wax bu ma takkee perkaal dem bëri ji dem xool dama ko doon def maanaam damay dem tournoi ci mbapat. bokkul de. wallahi fekk booy non déglu ma rek ma expliqué fekk booy teg seen i biteel man sama ngemb laay yor di leen daan di tëdd di jóg di daan di leen tëdd ba jël tournoi bi dem sama. non tournoi ak làmb bokkul. làmb fi mu toll boo takkee perkaal. yow xanaa làmb léegi da nga ko bëgg a def lépp social la yow. yow tam yéen ku. làmb du social de. làmb première chose entraînement dafa nag rek moom loolu dëgg la. fexe am say ñaani waajur.
gis nga gàllaaj bu la mënti jox te amoo ñaani waajur billaay du am. loolu mooy base bi. waaw nag ci loolu man laa la wax laa wóoluwee sama bopp ba tax ma wax la règle yi ma la wax. baax na boo mën ngay siyee xel ba ban ngay siyee film nii waaye xam nga loolu xalaatoo ko ci làmb. moom ñun ñëpp suñu yaay lañ yaakaar mais xalaatoo mukk takk ngemb kase takk sa ngemb kase dem stade boo ko defee waxuma la sax bëree mais dama ne fi ñu lay njëkk a jàppee mooy stade yi ngay jaawale ëllëg nga dem arène nationale Iba Mar ngay dem di tuus ñu naan la fee la. ah non man ma wax dëgg yàlla loolu du ma ci fekk. léegi promoteur baa ngi lay seetaan boo amoon loo koy wax ci li nga xam ne moom ngeen lié woon te yow nee nga pare nga ci lan lay doon. waaw contrat bi jeex na. na fexee ut beneen contrat bu fekkee daa bëgg ñu bëreel ko mu bëreel ko te bëre bi date bi muy jox ci date boobu lañ koy bëre du weesu date boobu ak promoteur bu mu mënti doon nekkatuma ci ay affaire yu ndax saxande ku bëgg sama combat boo ko tëggee ci date bi koy wax ci date boobu lañ koy bëre. mais ba tey yaa ngi bëgg Garga 2. non Garga 2 moom adversaire la boo xamante ni par force ma bëre ak moom te keneen ku ñu ma mënti wax ko dul Garga 2 bëgguma ko. message la bu mu lancé pour Garga 2 ak pour promoteur bi ñoom ñaar ñëpp danañ ko dégg ñi ngi ñaan en tout cas promoteur bi yàlla may ko ay xéewal ba mu mën a eggale combat bi ndax waxuma sax bu dul moom mais amateur yi ñoo sentir combat boobu te doyluñ ci te bëgg nañ xam fan lay mujj ñi ngi ñaan yàlla defal la xéewal defal ko bépp promoteur ba nga yeggale ko